yéen a bëgg Sénégal am ma bëgg Sénégal a tax ma koy waxtaane du ma tàyyi du ma bàyyi benn yoon lu ci mën a am ak lu ci mën a xew lu ma gis ni yaakaar ni dafay lu baax dinaa ko wax lu ma gis te yaakaar ni dafay lu safaanu itam dinaa ko wax lu ma ci góobee gar ko Sénégal la ñu bëgg ci sunu xol sénégalais yi la ñu bëgg ñu am naataange ci fu ñu mën a nekk ak fu ñu mën a féetee looloo tax bu ñu gisee amee lu ñu gis ci réew mi dañuy def benn taxaw seetlu ci taxaw seetlu boobu nag li may def mooy di leen nuyu bu baax a baax ci baatu asalaamaaleykum émission bi mooy Sidi Gueye moo koy amal ci Sud FM rajo bu mag bi di leen jaajëfal waaye li nga xam ni gis nañu ni jamono ji léegi ñi nga xam ni ñoo féete ci opposition bi wala ñi féete feneen itam ci wàllu pouvoir bi ñoom ñëpp boo leen boolee ay politiciens lañu seeni pexe ak seeni bëgg-bëgg ak seen li ñuy yëkkati jamono ji ñuy wax ak yéen mooy fexe ñoom nu ñu waxee ak sénégalais yi wala ñoom ñuy fexe boog di wax ba nga xam ni sénégalais yi danañ leen bàyyi xel wala sénégalais yi danañ jël seen confiance. waaye li nga xam ni moom la ñu gën a seetaan gën a seetlu itam ci ñooñu nga xam ni ñoom la ñu tuddee politiciens yi rawatina ñi nga xam ni actuellement ñoo nekk ci régime président Macky Sall ñu koy nuyu di ko ñaanal yàlla guddal fanam bu baax a baax te yokk ko wér ba mu am ndam ci Sénégal ndax bu amee ndam ci Sénégal ñu ñëpp am ndam waaye loolu lañ koy wax loolu lañ koy dénk waaye dafa am lu ñu koy fàttali ndax ñu ñoo ko dénkoon sunu réew ginnaaw bi nga xamante ni gagné na élection présidentielle 2019 lu ko jiitu ca 2012 gagné na fi ay élection 2019 ñëwaat mu gagné ay élection waaye bi mu toogee ci réew mi ak léegi ñi nga xamante ni moom la ñu seetlu ci ñi nga xam ni ñoom la faral dañuy daal di nekk ak moom nekk di gundaandaat waaye ñi farul ak moom itam dañ leen di daal di jéem a xëcc bu ñu bañee rek ñu jéem leen a faagaagal ci nu nekk nag moo tax su ma gisee ñu bëree bëri jóg di wax léegi ñemee di wax dama naan sénégalais yi laay waxal sénégalais yi yéen laay waxal di góor di jigéen di mag di ndaw di kilifa diine di kilifa aada ak fu waay mën a nekk autorité nga ak doo autorité ngay citoyen simple bokk nga ci réew mi nga jàng ak jànguloo nga am ak amuloo jàppal ni bokk nga ci réew mi te li am ci réew mi ak liy recherche su réew mi ki génn àdduna kese ci amul wàll waaye ki juddoogul sax am na wàll ci recherche su réew mi ki juddoogul ki nga xam ni juddoogul ñëwagul ci àdduna te bokk ci Sénégal wala yaayam ak baayam bokk ci Sénégal di sunu ay sët yu ñëwagul ñooñu richesse bi dañ ko war a fekk fii jëfandiku ci waaw dañ ko war a fekk fii jëfandiku ci maanaam am ci seen wàll ndax ay sénégalais la ils sont de natifs sénégalais li may bëgg a wax di leen ko fàttali mooy sénégalais yi damay bañ ngeen juum damay bañ ngeen juumati. damay bañ ngeen tegati seen loxo fu baaxul damay bañ ngeen falati koo xam ne di ngeen juumati ci cible wala di ngeen juumati ci ki ngeen yaakaar ni mooy waaja te bu ngeen bëggee dégg dëgg solution bi du politiciens yi bu ngeen bëggee dégg dëgg solution bi du politiciens yi dina naqaree dégg nag waaye looloy dëgg parce que Sénégal ngay ñëw un ministre de la République gën a am xaalis un président européen un ministre de la République africain muy ëpp xaalis président bu nekk Europe kon nañu ubbiwaat suñuy gët te tey te xoolaat gis nga am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur am na ci loo xam ni il faut que sénégalais yeewu xam li xew ci réew mi mais malheureusement ñi nga xam ni ñoo ñuy jiite ñi fi jaar ñëpp bëgguñu sénégalais yeewu dañuy naxe ci ay teg ay programme yoo xam ni dañuy divertir ñu nekk ca di wax wala ñu indi ay spectacle yoo xam ne dañ cay topp di wax ba fàtte l'essentiel bëgguñu nu yeewu te il faut que am ñu leen di yee nag pour ngeen mën a xam li xew li tax ma ni moytu leen a juum ci ki ngeen di tànnaat bu ñu gisee président Macky Sall mi fi nekk ak ni muy doxalee ñu waxoon moom moo ni woon ci li nga xamante ni moo di constitution bu Sénégal nul ne peut avoir 2 mandats consécutifs maanaam nit mënta am nit du kenn mënta am lu mat 2 mandat yu toftaloo kooku ko defe naa lu leer naññ la nit mënta am maanaam du nit ku mën a am 2 mandat yu toftaloo ak lu mën a 2 mandat rek yu toftaloo maanaam yu taqaloo nit mënu koo am lu ko ëpp
maanaam nit mënta am lu ëpp ñaari mandat yu taxaloo nul ne peut avoir plus de 2 mandats consécutifs loolu tubaab yu leer la amul leneen luñ ci mën a wax. léegi nag léegi nga gis ñu commencé jéem a organiser pour jéem a dëggal ak jéem a fexe génne ay experts yi commencé toog ci télé yi fu nañu dem fa di wax pour jéem a gëmloo sénégalais yi ni kat lii mën na nekk 2012 kese lañ ko fi xeexoon yàggul ay bakkan rot ci kon bëgguñu dellu siwaat ci loolu ñi nga xam ne dañu nekk nag dans l'opposition li tax ma ne bu leen juum ci ñoom damay yaakaar jàpp sax ni dañuy yàpp sénégalais yi ñenn ci ñi nekk ci opposition bi ndax am na ci ñoo xam ne tey jii bu dul woon Ousmane Sonko kaa Ousmane Sonko bi kenn du leen déggati moo tax war nañu sant Ousmane Sonko am na ci ñu bëri tey war nañoo sant Ousmane Sonko si c'était pas le cas Ousmane Sonko am na ñoo xam dootuñu woon dajalewaat ay nit bay taw di waxtaan ak ñoom kon dem nañ rallier directement ci président kenn ñemeetukul woon a wax kenn du kenn moo tax quand je vois ay nit jógaat di wax di ay nekk fi def ay meeting nag di ñu sonal ak di tangal nit ñi il faut que ngeen yeewu il faut que sénégalais yi ñu yeewu am lu ñu seetu loo xam ne dañu gis ni Aïda Ndiongue dañ ko fi tuumaal ni dafa am ay milliards yoo xam ne ni mu ko liggéeyee ni mu ko amee yàlla rek a xam man ba ñuy dégg Aïda Ndiongue yàgg na ci alal ak lu mu xaw ma nu mu ko amee mais bu ñu gisee Sénégal ay nit di fi daan seen doole ay nit di fi ñafe di ay sénégalais ci ndey ci baay ci ay maami maamaat mais di góor di taqale ba tekki ay entreprise di employé ay xale yu dul jeex di employé ay ndaw di employé ay sénégalais yoo xam ne ñi niy employé ñaata nit ñoo nekk seen ginnaaw xam ngeen ni Sénégal boo fi amee benn liggéey bu assuré rek di xëy di wàcc di fayeeku weer am na ay nit yu bari yooyu dundal sa ginnaaw yaa ngay fay luyaas yaa ngay fay dund ration bi yaa ngay fay njàngum xale ya yaa ngi ko feebar yaay faj bu tabaskee korité ñëwee yaay jënd lu ne yaay fay ndox mi ci kër gi yaay fay courant yaay joxe dépense walay ndeysaan mu metti lool kon fii doon fi borom kër ci Sénégal lu metti la waaye bu ñu gisee ñuy góorgóorlu ba mën a taxawal yenn entreprise yi ñu gisaat ñi leen war a jàppale di état bu Sénégal balaa nga wax créer de l'emploi il faut assurer les emplois qui sont déjà là il y a des emplois qui sont déjà là qui ont existé depuis nañu leen rassurer mais nañu leen assurer nañu leen sécuriser ndax li tax may wax loolu gis nañ le cas de Bougane Gueye Dany Bougane xale la sénégalais la ñafe ba taxawal entreprise am bu mag bi ma déggee mu ni dafa lim daan gagné par année par mois 17 milliards la doon gagné ci jooni 17 milliards tey ñu écrasé entreprise am ci lan ci loo xam ni kenn xamul lan la ñu gis Kabirou Mbodj di doomi Sénégal bëgg fi jënd Tigo ñu écrasé ko fexe ba jënd ko ci jamono jooju ay yeneen doomi Sénégal di ay deri weex jóge ci yeneeni réew nekk ay étranger amuñu fi ndey amuñu fi baay amuñu fi maam ñoom seen intérêt la ñu am moom la ñuy ñëw jël si fii ci Sénégal buñ fi ñëwee muy les Indiens qui sont aux ICS muy ay yeneeni bu espagnol yi nga xam ne ñu ngi fiy bay ci àll bi muy ñeneen ak ñeneen ñoo xam ñu ngi ci réew mi te dëkkuñu ci réew mi mais ñoo ëpp doole sax tey jii ñi ci réew mi ndax lan alal mu am lu ñu seetlu ci réew mi loo xam ni ci sunu ay autorité lañ ko seetlu parce que président Macky Sall moom am na bu fekkee am na ko koy conseil wala lii ñuy def sa xelu boppam la ma xam ni vraiment bokkul ak li nga xam ni moo gën ci réew mi ndax dañu gis ni moom pour moom lépp xaalis a koy réglé xam nga lu tax ma wax loolu dañu gis ni ñoom pour ñoom lépp xaalis a koy réglé bu ñu gisee benn waaye boo xam ni benn entrepreneur la am xaalis am doole samp entreprise am di liggéey am ay milliards li ñuy njëkk a def mooy dañ naan kii il a de l'argent demain il peut utiliser son argent contre nous et si moment boobu daf ñuy daaneel li ñuy njëkk a def mooy yow fexe nun la guerre imaginez leen xool leen loolu doomi Sénégal goo xam ne mi ngi liggéey di ñafe nekk chef d'entreprise di ñafe ba employé des centaines et des centaines de personnes di leen fay ay ñaata emploi direct ñoo fa am ñaata emploi indirect la ñuy am des milliers nga xëy écraser ñooñu ci lan loo xam ni kenn xamul foo ko teg parce que yaa ngi tiit ni ñii kat
lii ñuy def nii kat seen alal ji mën nañ ko am mais mën nañ ma ko xeexee ëllëg mi ngi mel ni la Firawna doon wax lan ko ni woon seetkat yi xool ko ni ko yow di nga fi jógee waaye ki la fiy jëlee juddoogul te bu juddoo góor lay doon mooy daaneel sa nguur gi mu ne ay ca kon képp ko fi juddoo te di góor rek rey leen yàllaay Karim ka ko nar a daaneel ka ko nar a donn ka nar a daaneel nguuram bis année ba nuy rey la juddu te reyuñu ko ca paleem la màggee mu force bëgg ko force moo ko mujj daaneel ba ni mu faatoo kon gis nga yàlla noppi na démb tey soog a ñëw nit ñi bu leen jaay seen ngor bàyyi leen ñu leen di jox alal ak ngeen di topp nit ñi ci alal ku dee fi nga koy bàyyi alal ku dee fi nga koy bàyyi alal ku mu tax gis nga tey boo tegoon billet 1000 francs wala nga teg 1 million teg benn nit boo wootee nit kaa lay wuyu waaye million ba du la wuyu mais nag dañu gis ni ñii moom affaire alal la ñu teg ni mooy régler problème mu nit ñi léegi bañ na ko ba nañ jox nit ñi Sénégalais yi xaalis nañ leen jox xaalis créé nañu bourse familiale c'est bien mais dafa mel ni dañ ni ñoom ci seen esprit dañ ni Sénégalais daal xaalis a leen di régler nañ leen di jox xaalis mais du ñëpp ngeen mën a jënd du ñëpp leen mën a jënd du ñëpp leen mën a jënd ñoom dañu depuis ñu toog feek léegi affaire xaalis mooy affaire bi joxe xaalis ah ku am xaalis ñu damm say tànk ñi ci des ne moom nañ leen di jëndee xaalis tey ñi bokk ci mouvance présidentielle am na ñu bëri ñoo xam ne tey jii boo leen gisee li ñu taxawal ak li ñu am te régime bu fi jaar c'est comme ça sénégalais yi continuer di nelaw tey lan moo fi problème bi c'est quoi le problème lan mooy problème bi ba sénégalais yi léegi mënuñu am li ñu bëgg ci suñu réew lan mooy problème bi fii ñuy wax yéen bu ngeen li tax ma ne leen bu leen juum moytu leen a juum gis nga ku leen fi nax ak ku leen fi wax ay wax ju neex wax leen ba ngeen votel ko wallahi rien ne changera man maa leen wax lii déglu leen jàpp leen noté teg ndax lii problème bi majeur problème bi nga xam ni moo ñu takk suñuy loxo kenn du leen ko wax du ngeen dégg politicien bu ko wax mooy accord yi ñu signé ak France te 14 pays africains signé ko 14 pays africains signé benn accord boo xam ne dañ ko signé ak la France tant que accord yooyu dañut li ngeen bëgg ci réew mi dana yeex mu am te politiciens yi ci biir xam nañ ko politiciens yi ci biti xam nañ ko te du ngeen dégg ci seen discours mukk ñu wax ko parce que dañuy bañ a tënkaat seen bopp bu ñu ko waxee ba dugg ci biir système bi duñ ca mën dara alors dañuy tënk seen bopp kon su boobaa dañuy weeree li xale yi di ko weeree mais kon duñ ko tudd ñoom ndax buñ ko prononcé à l'interne à l'externe bu ñu duggee à l'interne duñ ca mën dara kon défaite lay doon ci ñoom moo tax ñoom duñ ko mës a tudd loolu ñoom dañuy critiquer président bi rek dañuy critiquer ki toog rek mu lu tax bu ngeen toogee ci biti président bi di def lu baax du ngeen ni lii dafa baax mais il faut avoir la grandeur de dire que vraiment président lii mu def kat baax na lii mu nekk kat baax na su deful lu baax ñu ni ko kat président li nga def baaxul wala waa président ñi nga ànd ak président li ngeen di def baaxul am na ci lu bëri di xew ci réew mi loo xam ni mais lépp mënul bon am na ci lu baax mais na ngeen koy wax mais di lëndëmal xelu nit ñi comme ce qui s'est passé ak Idrissa Seck ak président Macky Sall ñu bëri tey bu ñu am na ci ñoo xam ne bu ñu votelul président Macky Sall ci élection 2019 yi c'est grâce à Idrissa Seck ndax am na lu mu leen gëmloo ndax xam na ne Idrissa Seck il n'est pas n'importe qui ku am xam-xam la borom xam-xam la il a été premier ministre nekkoon directeur de campagne Ablaye Wade géré réew mi ci yore boo xamante nekkoon fi ministre du commerce du temps de Diouf ak yeneen nekk borom xam-xam bu mag mais bu taxawee ni kii kat li mu nekkee baaxul wala vision jam ñaajo la yam alors détourné na des millions ou des milliers de personnes yoo xam ni tey waroon nanoo voter le président ñu génn ca tey ji moom moo demal ànd ak président te depuis lors ñu on n'a pas vu un changement pour les Sénégalais seen mburoog soow moomu xam naa li mu safagul suukar moo tax Sénégalais yi gisaguñ seen bopp poñse bi léegi nag il faut ngeen dimbali ñu quoi ngir yàlla ak yonent bi dañ leen di wax ñu fàttaliwaat leen dimbali leen Sénégalais yi dimbali seen bopp te ànd ak ngor un ministre de la République ngay ñëw Sénégal wax naa la ko moo ëpp xaalis un président européen ou un ministre européen président africain yi moom waxaalewu ma leen la ñu am moom mënoo koo xam man maa la wax lii ku la ni lii lan am rek dan lay nax lan bàyyee ëpp foofu léegi nag ba kañ
yërëm leen askan wi dimbali leen askan wi mais les gens sont fatigués balaa nga création d'emplois mais il faut sécuriser les emplois qui sont déjà là nañ leen dimbali nañu leen jàppale mais chaque jour c'est les mêmes discours kenn amul audace kenn amul sañ-sañu di ko wax mais il faut que ñu wax ko day metti rek mais il faut ñu wax ko xoola gémmiñ gu waxul dëgg rek wax leneen waaw gémmiñ gu waxul dëgg rek wax leneen te fii nag xoola ginaaru kenn nenu fi kenn Sénégal ñu ñëpp ko bokk Sénégal ñu ñëpp ko bokk mais am na ci loo xam ne il faut que président xam ni ñi ni dañ koy jàppale dañ koy nax président muy ci côté député yi muy ci côté ministre yi muy ñi nga xamante ni ñu ànd ak yow léegi depuis que président wax ni on va décaisser 300 et quelques milliards il y avait quelque temps décaissé nañ fi 1000 milliards fu 1000 milliards yi jëm man gisuma ci dara yëguma ci sama bopp keneen ak keneen ak keneen ak keneen ñaata des millions de sénégalais ils te disent que xawma ci dara xawma gisuma ci dara loolu ngay décaissé di ko jox ay nit am na lu gën a gaaw mais wàññil denrée alimentaire bi ndax ku xëy di nga lekk di nga naan wàññi ceeb wàññi diwlin wàññi mburu wàññi suukar wàññi saabu wàññi meew wàññi li ñuy lekk déjà nit ki boo bëggee dundam yomb boo bëggee ay mbiram baax da nga koy wàññi lekk gi Sénégalais yi train de vie bi am Sénégal boo ko comparé ak bu France presque benn la ndax fii ngay dugg dans les hôtels à Dakar ici nga fay benn taasu café à 3000 francs benn taasu café 3000 francs loolu dafa garaaw ci am réew c'est vrai que bu ko nit déggee danaa mais kii day plané 3000 francs kaasu café billaay wallaay am ñuy def 2500 am ñuy def 3500 dans les hôtels à Dakar alors ba kañ train de vie bi am Sénégal dafa cher Sénégal nañu xoolaat pour développer Sénégal nañu xoolaat ci secteur yëpp dañ ko politiser te loolu mooy problème mu Sénégal développement lenteuru développement Sénégal foofu la parce que lu ñëw dañ ko bëgg a politiser ña nekk ca kër docteur ña ngay politique ña nekk ca justice ba ña ngay politique ña nekk ca njàng ma ña ngay politique foo dem ña nekk ca transport ba noonu neen feneen ak commerce ba ku ci ànd ak sa waay amul problème sa waay dalay woo léegi jox la xaalis par exemple ku mu toogal rek jël na benn affaire jox la il faut que ngeen yeewu il faut que ñu dimbalante politiciens yu bari nag ñi ngi commencé at génn di wax waaw commencé def ay meeting ak yooyu billaay bu ngeen deful ndànk li fi nekkoon dara du fi jóg moo tax politiciens yi nekk ci opposant bi yëpp politiciens yëpp war ngeen a sant Ousmane Sonko de s'il y avait pas l'affaire Ousmane Sonko kenn du fi ñemee pipe moo kenn ñemewu ko fi yéen ñëpp laay waxal kenn ñemewu ko fi léegi la rek ngeen di gëreelu nii après parce que xam ngeen ni saa waay léegi le terrain est bien balisé mais Sénégal j'ai pitié des Sénégalais j'ai pitié de mon pays dama yërëm sama réew yërëm sama waa réew parce que li xew nii li am dëgg-dëgg li information yi dëgg-dëgg Sénégalais yi jotuñu ci xamuñu ko sax te buñ ko jotee duñu réagir mais dañuy toog di wax rek lu ñëw ñu toog ca wax ba ni saa yi dem nekk ca leneen il est temps que ñu wàññi wax ji te liggéey ñuy liggéey xam na lu leen Sénégal dafa am ñuy liggéey gis nga kuy liggéey da ngay boole ku liggéey nga neexal ko ku liggéeyul nga sanctionné ko ba mu saf-sap voilà kuy liggéey nga neexal ko ñëpp devant ses camarades devant tout le monde tu lui dis que toi tu es un travailleur et puis di nga motiver ñeneen ñi ñu xam ni kii day liggéey mais xam nga nit koo xam ni amoo indépendance li gën a garaaw ci àdduna nit kuy dund di dox dans l'air libre te amoo indépendance parce que indépendance li may wax yàgg naa ko wax damay répéter mais waxaat du bari wax dañu bëgg rek mu leer te ñëpp xaj ci xam ko liberté du kin tëj kaso rek gis nga boo tàmmee di coggu nit maanaam di topp nit di coggu nit ak boo tàmmee di waxal nit boo tàmmee di wax nekk koo xam ne da nga amul personnalité ci sa bopp yaay def lu nit di wax rek nga ne waaw loolu kay baax na kay waaw baax na kay bu ne dafa wow na nga ni non wow na ko kay moom wow na de
boo ne nooy na nga ne waaw nooy na nepp kay waaw nooy na de bu dee weex na nga ne waaw weex na tàll de yambare ba nga xam ne cim amoo benn décision booy jël lan mooy loolu ah apporte-nous des solutions yow kooku dafa am xel nga am xel bopp la yore nga am bopp mais pourquoi doo génne solution ay wax rek ah topp ci ginnaaw kooku mënoo am indépendance ku mel noonu mënoo am indépendance parce que dañ la fa la xoj kooku libre tu n'es pas libre doo libre ci say fait doo libre ci sa kàddu dañ la tënk li la tënk mooy sa dignité nga jaay nit topp ci ginnaawam di yàppar yi am ci ñoo xam ni dañuy nekk ak nit dañuy ñëw di ko nettaleel di meew rek diw moom kay directeur wala way président wala monsieur le ministre moom kay moom diw nangam monsieur le maire wax rek meew rek yow ki ngay ñëw di la meew sa du la respecté nit da ngay am personnalité gis nga am yàllaay buur ñàkk yàllaay buur voilà loolay wax ji xam naa damay bañ li nekk sama xol bi ak sama xel mi sama xol bi daal neexul quoi ci ni ma dokki seen mbir yi Sénégal dañoo teg ni lépp xaalis a ko mën a jënd lépp rek pour ñoom xaalis la non autorité yi dimbali leen créer leen emploi faut pas ngeen ñi teg ci télé yeeg rajo yi naan non état bi mënul wutal kenn liggéey c'est loolu amul ku leen ko wax da leen di nax loolu ku leen ko wax da leen di nax état rek war a mën a wutal ñëpp liggéey seeni ñooñ ñi ngi leen di wutal liggéey ñi ngi leen di jox ay marché ak lu ne bàyyi leen seen caaxaan yi seeni mbokk ngi am ay liggéey ñi ngeen ba seeni xarit ñu ngeen bëgg ñu am liggéey xaalis bi di leen dénk pour sénégalais yi ngeen ni mun leen wutal sénégalais yi liggéey waaye bàyyi leen caaxaan yi boo xoolee ci wàllu commerce bi tey jii weeru koor la ñuy dugg li fi nekk lépp ci ay produits boo demee Petersen boo demee Sandaga kenn wax na daan leen seen doole amul problème mais am na ci ay magasins yoo xam ne dencoon nañ ay produits yoo xam ne mu yàggee mais dañ koy génne teg ko ci marché bi di ko jaay kenn du wax parce que ñi ko war a contrôler ils n'ont pas un effectif boo xam ne war nañu mën a wër dans les marchés du Sénégal muy service d'hygiène du Sénégal service d'hygiène national service d'hygiène matuñu sax 200 personnes wala 300 personnes matuñu ko sax xam naa dans tout Dakar matuñu lool sax ñooñu lan lañ mën a contrôler il faut que ñu jël benn corps boobu ñu yokk ko dimbali leen xale yi defoon formation defoon ay nekkoon police ay auxiliaire gendarmerie wala ay élèves policiers mais nekkoon ay ASP ñu former leen dugal leen ci corps boobu yokk ko mais ku ci def am na ñu bëri ñoo xam ne fu ñu nekk homme de tenue rek dañuy jéem a dañuy ger nit ñi joxel dara ma bàyyi la joxel dara ma defal la lii loolu il faut que mu dakk pour que ñu mën a tegoo ci yoon voilà yéen a ngi ci Sud FM seen rajo le choix de la différence dellu di leen baal wàq di leen jéggal